Chers amis, chers fidèles téléspectateurs de la Proxi TV, asalaamaaleykum, bonsoir. Amati mbégte ak contentement bu baax dellu ci waat dans votre premier numéro découverte art fii sur la Proxi TV amati mbégte ak contentement bu baax a baax jaxaluwaat ak yéen si émission bi nga xam ne da leen di découvrir lépp luy aaru sénégalaise ngeen ànd seeg seen soppe seen xarit DJ Akoumi 525 l'animateur du peuple par choice nopp xasaar avant tout d'abord damay daal di nuyu samay ñaari waajur bu baax a baax di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay te di sàkku si ñoom ñaan it bu baax a baax di ziar kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ñaanal gudd fan ak wér te di sàkku si ñoom ñaan bu bëree képp koo xam ne mois bi yaa ngi si lalu hôpitaux yi yàlla fëgg seen i bopp ñi nga xam ne caabi fitee na leen ginnaaw yàlla génnee leen fa ñu bañ a defati leen fay delloo. Acha, vous êtes dans votre premier numéro dans votre émission Découverte Art, l'émission qui a pour vocation de vous découvrir les jeunes artistes yi nga xam ne ñu ngi fii si Galsen tey nag ñu ngi fii si diwaanu Sicap Mbao fekk fii le golden boy de la musique sénégalaise ñu fekk fii ki nga xam ne taarkalla macha allah bu wëyee rek ñëppay xam ne Wally Ballago Seck prime wëy na avant tout maa ngi nuyu sama caméraman bu ñaawul bii Malick maa ngi koy bégee bu baax a baax bàyyi rek ma daal di jox sama xarit mu daal di présenté wu Walido. maa ngi lay siyaare bu baax a baax di leen nuyu fépp fu sama fan si nekk maa leen nuyu rawatina waa Sicap Mbao Diamaguène di nuyu sama waa staff di nuyu ñëpp di sant sama yaay ak sama papa ñëpp maa leen di nuyu jaajëf. Aïcha merci beaucoup mon frère après présentation bi rek nga daal di ñu wax kan mooy Wally 2 kan mooy Wally 2. waaw Wally 2 de moom benn Baye Fall la benn ndongob Serigne Touba parce que ñun tamit ñun Serigne Touba ren yaakaar ak Sidina Mohamed Wally 2 daal benn Baye Fall la maa ngi dugg ci art 2018 nekkoon ci Marseille daan jaay fëgg jaay xam nga di ànd ak samay mag ak samay xarit ba yàlla def tey ji ma dugg ci art. ayca man Wally 2 lu ma gën a jaaxal mooy Wally da doon woy ay xasida jékki-jékki bàyyi li nga xamante ni mooy woy yooyu xasida yi ñëw si li nga xamante ni mooy milieu artistique di woy li nga xamante ni mooy mbalax noo gisee changement bi. waaw xasida yi tey biñ koy jàng boobu ñu ngi gën a nekk tout tànk nekk Touba mais tolluñu nii rek doon jàng xasaay di kuréel ba muy kuréel xasida boobu ñu ngi nekk tout tànk boo xamagul ma sa daa nekk artiste yàlla def tamit suñ kuréel xasida bi ñëpp génn kuréel bi tas ñuy si kar yëpp dem gars yi dem liggéey parce que toogaan lu tolloo 5 ans 6 ans yaakaar naa parce que ñu nekk xale 6 ans incha allah ñu ñëw Dakar commencé tamit nekk ci affaire bi yàlla def tey ji ma nekk waykat mais fekkoon jamono ji laa jàng xasaay man du ma bàyyi xasida yi. ay ndeysaan loolu mooy parcours bi ko en fait te ñu gis ne nga jël sa bopp tuddee ko Wally 2 te sa vrai nom mooy Mame Ngor pourquoi yow doxoo en tant que Mame Ngor mais ngay dox en tant que Wally 2 quoi en fait. waaw xam nga tey ji tamit Mame Ngor bi xam nga tey ji képp kuy débuté da nga am koy roy ñeneen ak ñeneen tey jii ñaan yàlla tamit dem ba indi suñu yëfu bopp te instant bi maa ngi sama projet single bi pare na sax incha allah di nga gis lu bees tax mais Wally Seck moom bëgg koo tax di ko imiter di ko rey nit ñi dama ko tuddee. mais yaakaaroo ne il est temps comme vu que da nga débuté woon ñu xam ñëpp xam ne Wally Ballago Seck moo la neexoon nga tuddee sa bopp Wally 2 dem ba moment bi ñëpp a ràññee la comprendre nga xam ne carrément kii artiste bu mag la gis nañ la nga décentraliser gis nañ la si région yi gis la fépp est-ce que c'est pas le bon moment pour nga changer tour nga demal sa bopp quoi en fait. waaw mooy li ma la wax sànq nii parce que tey jii tamit lu gën yomb maa ngi sax mais lu gën yomb mais tey jii tamit lu ma mën di am Wally Seck la. parce que tey itam moom laa imité kër moo taxee moom rek wax naa ko ndax su ma demee ba Mauritanie dafa gisee ferme lu ma mën di def ba lii ma sol yow la mais maa ngi pare sama single bi pare na maa ngi pare lu doy waar loo xam ne si nii dina tukkal àddina. ay sama gars yi juste pour vous rappeler yéen a ngi seen émission Découverte Art Akoumi 525 à la présentation maa ngi bëggee mon ami mon frère Amath borom impact kooku nga xam ne taarkalla macha allah tey bu ñu toogee fii ak Wally 2 c'est grâce à lui maa ngi lay bëggee bu baax a baax mon frère vu que Wally 2 nga tuddee sa bopp lan nga am loo xam ne si comme entre yow ak Wally Ballago Seck. xam nga tey jii tamit démb rek a ci mujj démb maa ngi dugg tànn biiru Alsane Mbaye bi ñëpp yaakaar ne Wally Seck moo dugg si mais loolu yàlla dogal xam nga tamit. yàlla moom lu mu namm ci ni kenn mënu ki dara parce que itam yàlla def na tamit man moom ñu niroo ba da ngay dox ñi di la jaawale Wally Seck mais tamit sant yàlla la. waaw man yàgg naa di la gis ci réseaux sociaux yi mais j'avais pas l'occasion ma toog ak yow quoi pour xam carrément est-ce que sa voix ak voix Wally Ballago Seck ñoo niroo may ma dara ci Wally. dina leen jiin di leen kañee sama gaañi
lelelele Mariasin may sa biige Mariasin joonay sa baay jaga sa yaay di la ñaanal sa baay je fi mu tëdd fi mu jëm ne yal na ko gënal fi mu jugee ay waay Wally Ballago doomi Papa Thione jagaay sa yaay dundale yàgg ñoo béggal may gara ndeysaan booy yow da nga am caay-caay wooyu comme Wally Ballago Seck quoi man lu ma doon dégg gars yi di wax Wally 2 comme Wally Ballago Seck maa ngi koy door a confirmer comme xam nga en tout cas t'as du talent li ngay def neex na te je vois que aussi t'es suivi maa ngi lay conseiller nga continuer si voie boobu incha allah xam naa ne jour dina ñëw dinañ xam ne Wally Ballago Seck ma ngi fi. maa ngi bëggee képp koo xam ne aussi yaa ngi Proxi TV tous les personnels si Proxi TV maa ngi leen di bëggee rawatina Grand Laye le DG maa ngi koy siwdaat bu baax a baax a baax ñu gis ne Wally 2 dañu commencé bëri ci dëkk bi mais ñu gën ci ràññee Wally 2 bu nekk Sicap Mbao ak Wally 2 bu nekk fële sa Thiès est-ce que yow ak Wally 2 boobu am ngeen relation. waaw Wally 2 bëri nañ trop sax Wally 2 bu Thiès man ak moom non amuñu ay kii man ak moom mais moom moo ma jiitu ci aar parce que ba muy woy nekk di imiter Wally Seck boobu maa ngi ci marché jaay fëgg jaay booba maa ngi fàttali ko maa ngi dégg benn son bu mu doon fooy di woy loolu maa ngi ko doon déglu benn kii lii la doon woy aar ma ñëw oto mbali la doon woy di ci foo lu neex mu mën a woy nekk Thiès mais moo ma jiitu ci aar ba muy woyaguma mais ku man li muy def ñoo bokkuñu imité mu nekk ku baax di ko ñaanal tamit baat bi gën a wér Wally 2 bari nañ trop mais nit ki boo ko dee imité da nga ko imité ci lépp bala nga imité nii da ngay am voix ba pare di woye sa voix loolu lay imité. léegi yow loo bëgg a wax foofu da ngay booy imité nit da ngay imité ci lépp surtout si voix loo bëgg a wax foofu exactement. parce que Wally Seck dama ko imité ci lépp man ba ngay imité nit da ngay am voix ba pare defa sa voix. ñu budul loolu dañoo jaar ci sikar jàng jaar ci xasida damay woy ngoyaan lu neex damay woy ngoyaan. Wally 2 bi nekk Thiès amul voix Wally. non macha allah dafa mën a woy pire déggoo ni ma la sànq na dafa mën a woy. am na mais mën na woy am na voix mais li mu tuddee boppam mooy Wally 2 te yow tu viens de dire que ni booy imiter nit na fekk nga ko imiter ci lépp. waaw loolu on peut dire que Wally boobu mën na woy am na voix bu neex mais yorul voix Wally quoi. déggoo ma de yor na voix Wally mën na woy. mi ngi def ay soirée mi ngi fees macha allah yaa ngi dégg man moom mosuñ gisante mosuñ gi bëree fi que ñi bokkuñu imité mi Wally Seck ñoo bokkuñu bëgg man moom dina war a bëggante non te macha allah mais dama ne nit ki boo ko dee imité da nga koy imité ci lépp surtout ma voix dafa am solo ci artiste bala ngay woy da nga am voix ba pare. ayca ndaanaan mu nekk ndaanaan bu mag a mag je viens de le confirmer car c'est la première fois may toog ak moom c'est la première fois muy wëy wala muy wax man DJ Ako ma koy déglu léegi damay ñëw laaj la si li nga xamante ne mooy dégg naa gars yi ne carrément musique Sénégal artistes yu ndaw yi ñoo ko yàq te yow en tant que jeune talent mën naa wax ne jeune talent nga looy tontu ñooñu. non ak i artistes am ñëpp bokkuñu am de ñëpp bokkuñu gis-gis ak am artistes yoo xam tey jii tamit dañuy bëgg buzz carrière loo xam ne tamit du seen arrangement da leen di yàq seen carrière moo bu kenn topp maanaam public boo ko toppee sa public rek da lay suuxat ci kàmb gi ngay dugg daa am ñoo xam ne tey jii buzz nii da ngay xool koo xam moo la jiitu ci aar nga respecté ko jox ko cër jox ko gëddaam loolooy aar tollut ay affaire ay noonoo de ñun ñëpp benn lan ñëpp barke Serigne Touba man boog li may dund boog laay wax personnellement man kese man artiste moo gis naa ko jàpp sama bopp. yaa ngi dégg fu ma la gis naa ka fa yoo dinaa ree te du ma jéppi benn artiste ku ñu sama kaw seen dama la jox nga woy ba doyal ba mu yëg samay saab gars yi dinaa ma sax jërëm micro bi parce que man loolu laa xam du ma siis benn artiste sama kaw seen ba dee fekk nag ba may doog dugg ci aar daan na ma ko def dama def lu ne may dem programme muy metti ñu may teyle duñ ma jox ma woy yeneen ak yéen mais loolu lépp jeex na tey tarbiru la woon rek ko la defal lu baax faa nga wax ko fàttali nga ma sax tamit maa ngi nuyu tamit samay géer ku ci mel ni Cheikh Thiam nekk ku baax barke yonente bi barke Demba Ndiaye xaalis bu bari la ma jox di nuyu Bàcc Diop taalibe Sëñ Babacar Si Malick Bakare dara maa maam Kumba Thiam man dama gëj ci réseaux sociaux yi ci laay nekk yi ba 5 heures 6 heures ma julli doo ko tëdd réseaux sociaux yi man du ma ci gëj ci laay nekk dugg YouTube TikTok Instagram YouTube Facebook fu ne laay dugg TikTok
fa laa dugg di xool mais dëkk bi seen talent yi dafa am dañoo am talent gars yi dañoo war a jug jàppale artistes yi ñun seen talent yi dañoo bëgg kuy jàppale gars yi nañ génn jàppale artistes yi mais xam nga kañ la lay gën a mën a jàppale. nga nekk au top nekk au niveau ñu doog ñu topp sa ginnaaw maanaam tey jii bu boobaa yow boo fàttalikoo rek da ngay soxor. noonu la fa demee nag man tamit maa ngi woo ñëpp ñi nga xam ne moment bi ñu ngi gis jeune talent yi di def liggéey bu am solo surtout genre boy yi ñu jàppale leen après si kanam xam naa dina joxe coordonnée ménagère am wala mu joxe li nga xamante ni mooy page yi mu nekk Facebook YouTube Instagram comme ça gars yi mën ko suivre à travers les réseaux sociaux mon frère man d'habitude bu ma amee invité damay xool artiste bu ma neex rek ma ne ko may ma fii ndax maanaam artiste dafa war a mën lépp. ñu gis ni ngay roy ki nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck maa ngi koy nuyu de passage maa ngi koy bëggee bu baax a baax di nuyu toutes les Faramareen nag bàyyiwuma si kenn sans exception rawatina sama doomu ndey mi Wally Prime ma toogal ni maa ngi koy bëggee di ko remercier bu baax a baax si invitation bi nga xam ne accepté na ma ko ñu gis ne fan yi si ginnaaw papa ma génn na àdduna ñu ngi koy ñaanal suuf sedd si kawam que la terre lui soit légère lan nga ñu mën a may si Thione Ballago Seck comme rendre hommage. Papa Thione kooku boo ma ci waxee damay sawar barke yonent bi parce que dafa nekk suñ papa ju baax nekk ku baax tamit barke Sidna Muhammad dama ciy sawar way ko lu neex. Papa Thione waaw bu baaxee rek ñu dem. Dëgg du neex. Bismillah. Siw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp luy yëngu ñoŋ ma koy jiin. yëguloo fekke woo ñu fent wax ju ñaaw an baabam baari loo ngan bàyyi ko sa gannaaw soo ma gisee di ma dee ma wan la gannaaw ngay yàq sama der lu ñaaw bàyyi leen di bàkkaaru wax lu la wóorul lebi neen la bàyyi leen di bàkkaar wax lu la wóorul lebi neen la l'islam bëggul léeg-léeg Papa Thione ñibbi na. ndeysaan tarkala macha allah mon frère en tout cas il a une voix hyper méga formidable aussi il est marrant il est amusant et puis il est hyper actif mon frère li nga woy neex na tarkala macha allah mais est-ce que xam nga ni est-ce que ça t'arrive nga toog nga ne man Wally 2 damaa mën woy. non tey jii tamit xam nga benn affaire dafa am. man damaa mën li may def. mais xam nga saabu du fóot boppam dëgg la nit ñee la koy waxal. parce que tey jii tamit xanaa xam nga imiter nit ñi dañoo jàpp ne imiter nit dafa neex dafa yomb. non yombul. imiter nit dafa metti trop barke Serigne Touba. nañ fi ñëwaat léegi da nga may wax rek ban relation nga am ak artistes yu ndaw yi ak lan nga leen di conseiller tout à la fois. artistes yu ndaw yi xaaj bi yëpp samay xarit lan. ñëpp El Hadj Keita Tarba Mbaye Thiat Seck xam nga ay Xaadim Temps sama xarit moom tamit kenn du moom Bas Thioune xam nga gaa yëpp. nekk ñu baax barke Sidina ma xam surtout Thiat Seck moom dañuy déggante tout le temps damay conseil ci art barke Serigne Touba. non kooku man tamit maa ngi koy nuyu de passage sama doomu ndey la. di sant tamit sama doomu ndey Baara Ndiaye démb ñoo nekk noonu fee moom sama xarit la bëgg ma loolu ndeysaan démb ñoo nekk noonu sa programme benn mariage maa moom ñoo doon woyandoo sax ne ku baax bëgg ma kenn du moom tamit maa ngi koy siyaare di ko nuyu borom Caaroy Géej di leen wax tamit moom ñu ngi suñu affaire di bàyyi suñu waar yaa ngi dégg. ñu ngi ci affaire yi daal. maa ngi koy dégg bu baax waaw waaw ñi ngi pare daal bu baax a baax. léegi wax ñu lan la ñuy xaar ci Wally 2 si 2021 bi ak 2022 bi incha allah. 2020 balaa 2021 bi jeex incha allah dina gis lu bees tàq. li ma la ñamal nii maa ngi studio tamit toggaat leneen. maa ngi studio di parewaat leneen loo xam si nii pour fans yi la ak leneen loo xam ci Serigne Bamba ak yeneen bagages. ñu ngi pare lu doy waar incha allah rabbi parce que ñun suñuy fans lan am. nañ leen di bégal rek bii nag mooy sama premier single li ma génn mooy sama premier single. li nga ma fi may. waaw lii mooy sama premier single dëgg la ba def yàgguñ ci aar 2018 lañ dugg ci aar mais tamit duñ ay doomu géwël nag mais tamit
yàlla def loolu. waaye moo amul géer amul géwal. yàlla def te don nekk si ñun. ndeysaan ayca ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax yéen a ngi woon seen émission Découverte Art comme vous le savez émission bi nga xam ne da leen di découvrir artistes yi nga xam ne ñu ngi fii si Galsen ngeen ànd si ak seen xarit seen doomu ndey DJ Akoum maa ngi bëggee Momo borom proxy di xës maa ngi lay bëggee di la sóodaat bu baax a baax Ndoy RD mon nama frère maa ngi lay bëggee bu baax xanaa ma bàyyi mon frère Wally 2 mu daal di wax dernier mot mu daal di tàggatoo. waaw sama dernier mot mooy maanaam tey jii ñun ñëpp muy artistes yi ku mën di doon ñu àndoon ñu nekk benn xam ne tamit ñëpp ci aar lañ ne dañ ne artiste daam ñu lay béggee ànd nekk benn tamit di nuyu waa Sicap Mbao jàmm gën di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di nuyu samay mbokk ñëpp maa leen di nuyu di leen siyaare di leen sant di leen gërëm di nuyu ñëpp ay Cheikh Thiam mi mu tudd sànq Pape Gueye Bàcci Diop Massamba Aline Sow Fama Bey Fallou ndeysaan moom sama singal di cee jàpp ak doole Fallou Gueye ak Cheikh Gueye ak sama waa stade di nuyu tamit Fallou Baye Mbène Fallou Diop di ko nuyu di nuyu Ahmed Fall ndeysaan moom tamit nekk ku baax di ma jàppale di nuyu Gora sama staff di nuyu sama rakk ji Amaat kenn du moom di nuyu Gora bu baax di nuyu Jibi di nuyu Babaya Moussa Amithiou Ahmed Diop ñëpp maa leen nuyu barke Serigne Touba sama staff yi ñu nekk ñëpp maa leen nuyu ñoom ñëpp di leen siyaare bu baax di leen nuyu. Aïcha, fidèles téléspectateurs de la Proxi TV, télé bi la jege di la woon sa bopp, ça a été un énorme plaisir de vous servir dans votre émission Découverte Art. Comme vous le savez, Wally 2 ma nekkoon invité bi man Akoum 525 maa doon wax ji maa doon présenté émission bi mais aussi ki nga xamante ni mooy Malick moo doon cadré moo doon caméra li nga xamante ni mooy émission bi ñu ngi leen di bëggee di leen showraat di leen jox rendez-vous incha allah semaine prochaine ak beneen invité à ne pas rater ici sur la Proxi TV. Merci, bye.